mbokk ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu koy defee samedi bu jot tey ñu dellu si waat ak yéen ci quartier général rassemblement général bu équipe bu télévision Futur Média tey nag ñu dëgmal 8 mars xam ngeen ni mars weer la boo xamante ni moom la ñu jagleel jigéen ñi moo tax tey on va tenter de rendre hommage jigéenu Sénégal waaye d'abord ci tàmbali gi ñu ngi leen di sargal ak fu ngeen mënti nekk yéen ñëpp ndax gis nañu ni am ngeen intérêt bu rëy boo xamee ni jox ngeen ko suñu ay programme tey ñu leen di proposer jotaay bu spécial ñun ñëpp a ngi fii pour gunge leen fii ba ci kanam bu ca kanamee tuuti Viviane moom mooy nekk invité bu émission bi waaye ñun tamit ñoo ngi fii préparé nañu ay sujets yu am solo yoo xamante ni jigéen ñi la ñu ko jagleel d'abord sànq rek ñu ngi leen koy wax dañoo yeewu tey ak nouvelle boo xamante ni daf ñoo naqari muy génn ko àddina suñu naataango boobule di DJ Mike nekkoon animateur rajo Dunia nekkoon animateur Excaf defe naa ñun ñu fi nekk ñëpp tey loolu daf ñoo metti si date bien placée pour wax ci ki nga xamee ni mooy DJ Mike ñu ngi lay nuyu li nit ñi wax rek bu nit demee xajoon na fi moom ba ci kanam DJ Mike. comme ni nga ko waxee rek ndax Mike yàlla moo def mu nekk xale mais aussi mu mën li muy def am ci fulla am ci fayda mais wane ci volonté bu bëri wane ci Pastef tey mën naa ni tey communication sénégalaise bi yëpp tey noo ñàkk ndaxte tey mën nañ wax ni ku nu perte c'est un grand monsieur de la communication. Voilà donc ñu ngi koy massawu famille am di ko massawu itam animateur yëpp Adjatou Mati Dieng ñu ngi lay nuyu animatrice defe naa jot nga xam DJ Mike. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu baax a baax ñi ñuy seqal plateau bi yëpp di nuyu nag mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan waxtu wi ci télévision Futur Média comme ni ko si daan waxee rek maay kenn la woon man bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ma njëkk a def la promotion moment boobu maa ngi imprimerie mais teewul daf ma soxla woon ci benn produit boo xam ne dafa génnoon Sénégal defoon nag benn comeback macha allah produit boo xam ne benn cube la woon pharmacie Mame Fatou Ba lañ daan daje yaakaar naa ñu fa daan daje xam nañ ko mais nit ku am rigueur la ci li nga xam ne moom lay liggéey à 5 heures du matin bu la fa fekkul boo ñëwee danaa ñibbi waata parce que li ngay def maanaam yëgagoo ko mu nekkoon nit koo xam ne ku nangoo liggéey mais ku am fidélité te fa nga xam ne foofu la nekkoon muy fa nga xam ne moo di Excaf loolu laay wax du ma waaw ku am fidélité ñun jaabante bi dem bi dafa amoon fidélité boo xamante ni dañu ko seetlu muy lu ma seetlu aussi ci ñeneen ñu fa nekk mais moom depuis lors foofu lañ ko xamee mu nekk fa groupe Futur Média groupe fi nga xam ne moo di Excaf fa nga ko xamee ñu koy sargal di ko masawaat njabootam rawatina ki nga xam ne moo di DJ Prince aussi ak son frère Cheikh Gueye jabaram ñu koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla dénk oui ñoom ñaar ñoo bokk benn yaay kon ñu ko koy jaal bu baax a baax te naan ko rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee àdduna nag ak loolu ñoo ànd ñun ñëpp ku matal rek dem kon li ñuy wax tey ci suba rek waaye yàlla na yéex te it yàlla nañu fekk ci lu rafet voilà mu ngoog donc DJ Mike ci partie bi ñu commencé moom la ñu bëggoon rendre hommage ñu koy jaal encore Sénégal yëpp di ko jaal njabootam Prince man xamu ni woon moom la bokkal mais jaal ko aussi ñi mu doon liggéeyal ca fi nga xamante ni mooy Excaf donc ci turu animateurs yi nekk ci télévision Futur Média yëpp ñu ngi leen koy jaal tey nag ñu ngi fii bu leen fàtte ni bu ca kanamee tuuti Viviane moom mooy nekk invité quartier général daañu waxtaan ak moom ci carrière am waxtaan ak moom surtout ci album bi nga xamante ni moom la mujjee génne c'est vrai que depuis quelque temps déjà Sénégal yëpp ñu ngi koy fecc ça c'est de un de deux moom jigéen la tey dañu nekk ci weeru jigéen c'est une vraie battante moom Viviane comme dit Bijou Ndiaye Viviane moom defe naa li mu cartonné nii sax moom war naa jaaxal yeneen artistes yi parce que dafa ñëw chambouler mbalax bi xadisi xadi bulo soo bëggee tam ma wiiri jaari ndaare doog a ñëw ci yow de. donc xaaw
mun ngaa jàdd directement jarul wéeri donc Pape Cheikh comme ni nga ko waxee dëgg la je pense que Viviane carton bi du man kese maa koy wax là tout à l'heure maa ngi dégg DJ Boubs di def benn publicité benn concert bu mu defoon il y avait tellement de monde qu'elle pouvait plus jouer elle était obligée de jug dem ñibbi parce que sécurité amatu fa woon instant yi dama foog ne amour bi nit yi amoon ci moom dañ ko jël multiplier ko par 100 ñëw sotti ko mais nag moom moo def lu neex comme ni nga koy waxee dafa chamboulé mbalax bi indi beneen style teg ko ku déglu album bi mu neex la man mi personnellement en boucle laa koy déglu tout le temps et def na lu nice daal te wuyu ma tur bi xam naa ni dina ci am yeneen résultats yoo xamante ne moom sax xaaru ko woon. c'est sûr bonsoir fàtte naa nuyoo bi. merci beaucoup mesdames, mademoiselles et messieurs. bonsoir ñuy seetaan comme ni nga ko waxee tout à l'heure tey moom jigéen rek la ñu nar a waxtaanee. man nag ma demoon ak Marianne waxtaan ak professeur Massamba Gueye. mu raconté ñu la véritable histoire de Nder Pape Cheikh. voilà mu ngoog donc histoire de Nder parce que mars ren dafa garaaw bërki démb la ñu amaloon màggalu Poroxaan. suba Bijou wax na ko dina tombe ak ñuy fàttalikuwaat li xewoon talaatay Nder même moi je savais pas que suba mooy anniversaire u talaatay Nder et puis le 8 mars di journée de la femme en tout cas tombe la c'est vrai mais voilà mars weeru jigéen ñi la Kya Aidara aussi dem nga seeti jigéen boo xamante ni entrepreneur la femme leader la mais en même temps am na benn handicap boo xam ni moo nekk ci moom Sénégal xam nañ ko mais dem nga fekk ko ci univers am. voilà Pape Cheikh salaamaaleykum. alors comme ni nga ko waxee ki nga xam ne moom lañ seeti woon duñ ko présenté sax. mais di ko fàttali. muy Suzanne Camara di chanteuse compositeur nekk koo xamante ni comme ni nga ko waxee léegi mu nekk une femme battante. bu am parcours boo xam ne parce que d'habitude nit boo xamante ne da ngay dem ak handicap. doo faral di réussir yenn défis yi. mu nekk une femme de challenge une femme bu am parcours bu impressionnant. alors ma bëggoon ko rendre hommage ci mois de mars bi ñu nekk. vu que dañuy sargal encore jigéen ñi. ci kanam ñu découvrir parcours am. ak force mentale bi nga xam ne moom la am ba egsi fi mu egsi tey. mu ngoog donc loolu ci kanam lay nekk beneen jigéen boo xamante ni à chaque fois ñuy waxtaanee màggalu Poroxaan suñu xel dafay dem ci moom bërki démb xaw ma démb ci suba rek Adjot Mati Dieng yaa ngi ñuy junj ci jigéen jooju muy Adjatu Aïda Ndiaye Badalo. waaw Aïda Ndiaye Badalo Baye Cheikh bu ñu naree wax ci moom li ma wax démb rek lay waxaat tey mooy mën nañ fee yendu mën nañ fee fanaan parce que dafa nekkoon jigéenu jàmbaar nekkoon jigéenu exemplaire waaye nekkoon jigéen joo xam ne que ni dafa am foo xam ne fa la taxawoon visé ci tout tànk yi nga xam ne ñoo dippee seen bopp Soxna Jaara Buso moom it mu nekk Soxna Jaara te ni mu nekkee Soxna Jaara fii ci Sénégal boo demee ci dëkk bu sell boobu dëkku maamu Kya Aidara yi nga xam ne boo ko bëggee ziar ay millions yu bari ngay paas ñu baree bari ñoo xam dañuy dem ba foofu tumuranke parce que parfois nit dem ba Makka ak loo mën a am loo mën a toll nga ne ba foofu tumuranke moom bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ne dafay togg di joxe soo manqué xaalis mu jox la xam nga nit ki nga xam ne la naan dama lay lebal fii bu ñu demee Sénégal nga fay ma kooku wóoru ko ndax di nga ko fay wala du ko fay te am nañ ci yu bëree bëri yoo xam ne que ni ba mu ñëwee fii sax ba mu xoolaatee seen situation da leen koo may nekkoon jigéen joo xam ne li mu mën a am yëpp mosoo koo fekk nag ci géew mbaa nga fekk ko ci lànk nekkoon jigéen joo xam ni bu ci kanamee daan ci xuus waaye li ñu mën a wax ci moom xam naa ni daal li ñuy wax rek géej la waaye dañ ciy tànk rek askaas daal ciy waxtaan jeex na ci kanam lay nekk da nga def 12 rek nee na dafa def 12 dafa composé 12 rek waaw yére bi wadd léegi nekkatul taxi 12 rek ngay def waaw xam nga léegi boo soxlaa numéro Pape Cheikh soo ko laajee joxuñu la da ngay def 12 man itam bu fekkee ne affaire yi dab na ma diggante 18h 20h ak circulation bi rek ngay def dama tàppe ci armoire bi 12 rek mu wàcc nee na bii li muy fanaanoo la bokk la li muy sol 12 waaw seen seegu li muy fanaanoo rek la def jërëjëf Khalifa Mbergane 12 mu ngoog donc ci kanam dinañu ñëwaat ci parcours ki nga xam ne ni mooy Ajaratu Aïda Ndiaye Badalo ñu koy fàttaliku tey ci quartier général bi ci wàllu tàggat yaram itam jigéen ñi dañ ci am taxawaay bu am solo Kulim Dioum Ami Mbacké Thiam y en a d'autres basketteuses yi bu ngeen fàttalikoo ñoom Mborika Fall ak ñeneen fii ba bërki démb mën nañu joxe
ay exemple Mame Fatou Ndoye nekk fi mais càmminam mu ngi fi Mamadou Ndiaye tey parmi femmes yi nga xamante du ñoo yëngu ci wàllu sport dinañ ci tànn kenn. voilà Pape Cheikh gannaaw ba ma nuyoo téléspectateurs yi di kontaan trop retrouver QG. di bëggee bu baax téléspectateurs yi. comme ni nga ko waxee rek ci wàllu sport bu ñu cité bari na ñi nga xam ne sport ci wàllu sport fii ci Sénégal bari na ay jigéen jéego yu am solo yu ñu ci def. moo tax ñu tànn ci benn xale bu nga xamante ni métier bi mu nekk yombul métier mën nañ jàpp ne métier góor la sax. ndax d'habitude ay góor lañ doon gis mais actuellement dañu seetlu jigéen ñi di ci bay seen waar bu baax muy arbitrage. ci kanam nañ ñëw gis nañ benn xale boo xamante ni bu am pas-pas ci li muy def. arbitrage nekk sax arbitre international. ci kanam nañ ñëw yaatal xuus ci bu baax muy Adja Issa Cissé. voilà donc am na ay jigéenu arbitre est-ce que mos naa gis jigéen boo arbitré je sais plus. pourtant bari na léegi bari na. je sais même plus. rencontre yu mag yi bari na léegi ay maanaam métier bi ñu nekk di arbitrage bari na ay jigéen ñi nga xam ñu ngi ciy wane di ciy def seen jéego yu am solo. que ça soit mu nekk Europe wala fii ci Afrique. Sénégal tamit am na ñoo nga xam ne ñu ngi ciy bay seen waar bu baax. c'est vrai que 8 mars jotagul mais à chaque fois ci fii ba le 8 ci télévision Futurs Médias dinañ def ay reportages gis naa itam ay jigéen yu bëre. waaw Pape Cheikh xam nga dañu toll benn jamono. bu njëkk xëy na technologie doxul woon. bu njëkk maanaam xel yi du ma ne sax ñawuñu woon mais xëy na xalaatuñu woon ni jigéen mën na leen di. mais xam nga kër bu ci ñaar nekkee. kenn di xëy ñaqam di seet dal ci dëndam kenn di toog ci kër gi. yaakaar yëpp ñu dénk ko benn nit dafay metti gis nga jigéen biy jaay gerte caaf sax xanaa xamoon ni jàmbaar la jigéen biy fóoti jàmbaar la am na jigéen joo xam ne bu xëyee xam nga lu muy def ci koñ bi day xool ki nga xam ne amul ndox mu rootali ko mu ñëw mu fay ko juróomi dërëm am na jigéen joo xam ne bu xëyee xam nga lu muy def day xool maanaam xar yi ci koñ bi fu ñu nekk muy fexe di leen defal dara pour maanaam loolu noonu mu ci am benn recette donc dañoo tollu jamono joo xam ne muy jigéen di góor toog waratul kenn mais ñu toll ci jamono joo xam ne aussi xam nga sunu maam yi bu ñu xoolee ci ñenn ñi xam ne ay jàmbaar la ñu woon donc ñun ak sunu jamono li mu tolloo li ñu war rek moo di dóor waar ñaata jigéen ñoo la seq. dëgg la de c'est vrai que jigéen ñi ay jàmbaar la ñu surtout période. mais bijou dafa am bébé ay expérience ngeen. heure bii daf ko war a fekk ci wetu bébé. dëgg la mais tey jii. mais da ngay xëy defar nampal. te laaj ko tax di daw. ñaar rek mooy doomam ak yaayam. ñaar ñëpp jigéen lañu. ki yaa kazalika man ak keneen ak keneen kazalika léegi régie yi da ngay ñëw fekk fi jigéen. taxi yi da ngay dem fekk fa jigéen. mais journal yi ci télé bi sax da ngay dem fekk fa jigéen. ba ci apprenti sax. apprenti jigéen. wallaahi vi aussi. def nañ fi portrait gis nañ ay journaux yu génn ci def benn ay portraits spécial assez spécial sax di wane ni amatul métier boo xamante ne dañ koo réservé exclusivement pour góor. bari na ci actuellement ay métiers yi nga xamante ni jigéen ñi ngi ci bay seen waar bu baax sànq Mati mi ngi wax ñi nga xam ñu ngi ci wàllu audiovisuel man su ma jëlee par exemple ñi nga xam ne ñu ngi ci métier bi ñu nekk di journaliste sportif yombul parce que terrain beeg yooyu noonu mais fii ci kër gi bari nañ fi ñoo xamante mu jox nga sànq exemple Mame Fatou Ndoye mu nekk benn exemple boo xam c'est parfait boo xamante ni yóbbewul ko góor ji dara parfois damay ànd ak moom mais lekk nga naan nga mu ne ma ne ko maam doo nekk jigéen doo lekk doo naan man ma nekk fi di lekk di naan damay mais si daat ñoom jigéen ñi dañoo jafee liggéeyal de c'est-à-dire koo ci jël da ngay dem ba ci dégg ba ñu jël ay congé maternité ak ñoom seen xam nga dafay liggéeyal mais xam nga jigéen moom Pape bu ñu ciy wax détermination jigéen c'est-à-dire dafa extraordinaire ndax jigéen yërmande ji nekk ci moom lépp lu muy def da ciy boole yërmande tey boo xoolee tey dëkk bi ni muy doxee boo seetloo jigéen ñi nooy jëkk-jëkk jigéen ñi nooy toppatoo góor ñi ba góor ñi soog a yegg ci bureau yi jigéen ñi ñoom nooy nekk ci àll bi ñoom nooy bay ñoom nooy xool li ñuy dunde nooy nemee ko kër yi xool defaraale ñun góor ñi kon jigéen ñi bu leen waree sargal dafa jaadu ndaxte jigéen dafa baax ci biir société bi te bu dul woon jigéen nag Pape wax fa dëgg yàlla fu mu jëm bu dul woon jigéen dëgg-dëgg mais coono yi quoi c'est-à-dire boole yu bëri noo ko nangu sàkkoo ko bëgg ko déterminé ci dañuy wax ne la femme est plurielle dafa am benn histoire bu ma lire ci Facebook bi nee na papa ji def ne maa ngi tëddi jug dem tëdd directement ci lal bi yaay ji ne maa ngi tëddi jug xool waañ bi lekk yi nekk ci biti mu dugal ko ci frigo bi fay lampe bi tëj remplir bouteille yu ndox yi dem génneel papa ji yére génneel boppam yére génneel xale yi yére teg dem xool ndax xale yi sangu nañ sangaat ñëpp defaraat lépp fay ñëpp tëdd nañ donc ça veut dire que yaay ji bi papa ji ne mi ngi tëddi na yaay ji 2 heures après la tëddi donc pour te dire
te ñooy njëkk a yeewu ñooy mujjee tëdd. donc jigéen li muy boole dafa bëri dañu naan la femme est plurielle moom rek moo mun a boole liggéey ak lijjanti kër. loolu góor boo ko tegoon Pape Cheikh instant yi foog naa ne ay yuuxu lay def. benn journée rek. c'est vrai que ce serait bien jour 8 mars bi ñu échanger rôle yi ba xam. waaye aussi nag boot ak nàmpal la góor mënul loolu laay faral di wax. te loolu rek dafa métti aussi boot ak nàmpal rek dafa métti donc boo ci tegee yeneen charge yi ngeen nekkee. quand même loolu sax xam naa mën nañ leen ko teggil. mais dinañ leen may ngeen mos rek le temps que yeewu fajar bi. toppatoo xale yi toppatoo kër gi. xalaat lan lañ war a togg bu wàccee lan la war a lekk yooyu yëpp ci toppatoo sa borom kër. yaa ngi toppatoo xale yi bu ñu wàccee nga xool devoir yi. yow mi nga xamante ne dem marché dugg yenn saa yi nga nekk sa bureau di coordonner ak kër gi. li nga bëgg teel ko wàcc. pour teel ko gàttandu buggoo mu mer. buggoo jigéen comme ni ko Mati waxee léegi rek. dañ ko war pour man di ko sargal chaque jour. même bu dee am nañ journée internationale de la femme. et puis dama bëggoon dolli tuuti sànq ba Mamadou Ndiaye di wax ci les métiers indi woon naa fi daawlee Fatou. ñu nekk ay jigéenu jàmbaar Pape Cheikh. ñu recevoir leen ci dëkk bu nekk. honorer leen jox leen ay prix. ndax yaakaar naa ne ak liggéey bu mu metti liggéey mécanicien xel musuta xalaat surtout fii Sénégal. première femme mécanicienne musuñu xalaat ni que liggéey boobu jigéen dina ko war a mën a def te elles ont relevé le défi. Voilà alors exemple bi ñuy tàmbalee mooy Aïda Ndiaye Badalo bërki démb la ñu doon amal màggalu Porokhane am na portrait boo xamante ni def nañu ko ci Adjaratou Mati. def nañ ko ci li ñuy def rek moo di ànd ak ki nga xam ne moo di Marianne. ñu seetaan ko daal di dellusi ak yéen. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi. di sant soxna Jaara Buso sama sëriñ bi ma gëm te wóolu ko. baat bii di wax dootul àddooti ba mukk boromam làqu waaye bàyyi si ginnaawam way wu rafet moom soxna Aïda Ndiaye Badalo léppam doonoon soxna maam Jaara Buso waajuru sëriñ Touba ku wax maam Mariama Buso tudd Porokhane waral soxna Aïda Ndiaye doonoon jàmbaari dëkk wu seetlu woowu di jëf tey jëflu berndeel tey berndeelu ndongo yi rawatina ya nekk ca daara soxna maam jaara nga xam ni ñoom ñëpp ay turandoo maam Mariama Bousso lañu daara ji amee ay junne ndongo soxna Aïda Ndiaye daan ca bay waaram ba mu mët ñoom ndongo yi sax yaay lañu ko daan woowee addiye soxna jaara laaxu maam jaara añu soxna jaara doonoon lu ëpp ci ay kàddoom fii ba màkkatal mu karam foofu itam mu jot faa ràññeeku ni bëri na ay ujaaj yu seen riyaal daan jeex mu daanoon leen ca génnee ci dëkk bu sell boobu sax fa la soxna Aïda Ndiaye Badalo génnee àddina ca rëj-rëjloo ba amoon ca mun na dundam yépp tënku woon ci liggéey ak bëgg soxna jaara mu mel ni ku doon waajal bis bi tey ndax daanul woon dem ci ay xew ak i puukare jamono ji ñuy amal màggalu Porokhane xel yépp dem ci soxna Aïda Ndiaye Badalo ñuy ñaan yàlla yeesal yërmandeem ci moom. voilà donc portrait boobu noonu ñu def ko ci Adjaratou Aïda Ndiaye Badalo comme li nga wax sànq géej la dañ ciy tànk tuuti rek joxe ko parce que bokk na ci femme exemple yi. bokkoon na ci Pape Cheikh nañ ci tànk tuuti rek ndax liñ ciy tànk mooy. bi nga xamee ni mu ngi ci dund. doon toppatoo ñi nga xam ne ñooy xale yi nekk daayira Maam Jaara. maanaam weer bu nekk dañuy soxla lu tolloog 10 millions ak benn. bi muy dund nag kenn yëgu ko woon kenn xamul ni woon coono googu mu ngi ci waaye bi mu dëddoo ak tey donte yàggul nit ñi commencé nañ xam coono ga nga xam ne moo ngi ca daan teg coono googu nag yaakaar naa ni ko professeur waxee démb sénégalais bu ñu ko déggee daañu dem jàppale ci xale yi nga xam ni tabaarkalla macha allah bëgg nañoo doon ki nga xam ne moom lañ leen dippee ndax ne nañ turandoo da ngay jël ci moom juróom-ñaari jikko ndax ay xale lañu yoo xam ne que di ay tuut tànk lañ xamuñu dara waaye aussi ñu ngi jàng li nga xam ne moo di seen diine ñu ngi leen di toppatoo xam nga ne xale yu toll nii ku leen yor di nga warloo ak ñoom lekk di nga warloo ak ñoom naan saabu bu ñuy fóotee seen i yére waaye di nga warloo ak ñoom parce que xale bu fekkee ni am na loo xam ne bëgg nga koo def ci moom da ngay naxante ak moom nee nañ saako bu deful dara du taxaw parce que xale yi fa nekk yëpp dégg naa démb ngeen koy wax ñi fa nekk ñëpp soxna jaara lañ leen tuddee et que dañuy soxla dafa am ay soxla yu ñuy am yoo xamante ni nit ñi mën nañ cee jàpp pare ne benn soxna jaara par exemple bu baax ni ko professeur waxee démb rek
kenn ku nekk bu defee 15000 yaakaar naa ne soxla moom yaakaar naa ne xale yi dootuñu ko amati mais dafa nekkoon jàmbaaru jigéen yoo xam ne xoolal ñaata at la Aïda Ndiaye sonn ci li nga xam ne moo di yoon boobu nga xam ne fa la xale yi nekk weer wu nekk nga yëkkati fukki million ak benn joxe bi mu dëddoo ak tey yaakaar naa matagul juróomi at yu ko commencé jóg donc nga xam ne jàmbaar la woon te kat nag li mu koy def lépp mosoo koo dégg xëy na daan nañ dégg ni rek dem na Poroxaan waaye xamuñu woon lam ca daan def donc mu nekkoon jàmbaar it ci famille nekkoon jàmbaar it man xam naa ay kër yoo xam ne que ni mu ngi géej waaye moo ko moom ay étage da koy abale da koy abale ay appartement de luxe da koy abal ay doomu aadama. Sidaat mu ngi may tooñ sànq naan ñoom ñaara àndoon mais balaa nga may nettali bi nga tasee ak moom màkk démb Marianne wax nga ko surtout daara ji nga xamante ni moo nekk foofu ca Porokhane. surtout daara ji nekk Porokhane Pape waaye laataa loolu ma nuyu ñi ma toogal ñëpp ci plateau bi di wax ni soxna Aïda Ndiaye dañuy ñaan rek yàlla yërëm ko ndax nit ku baax la woon maa ngi koy wax démb maa ngi naan la mu ngi wax ci benn interview am mu ne moom dafa daan dem xew mais dafa dem ba xam ni que lii du dëgg mu bàyyi yenn puukare yi dematul ci loolu bu jugaan këram Porokhane moo ko daan yóbbu wala li nga xamante ne moo di dem jaale ji nit kon Pape day wane ni kooku mu ngi doon waajal li muy def te Porokhane bi man damay wax ni Aïda Ndiaye xaalisam su fekkoon da ko jël par exemple dem di ziyaare ki nga xam ne moo di xalif général des Mourides dañ naan taalibi Serigne Touba la di jëf ci biir kër Serigne Touba noonu lañ koy jàppee mais moom dafa doon fësal saa su ne cofeelam ci soxna Jaara ndax Aïda Ndiaye yaakaar naa ne Porokhane nekk à des milliers de kilomètres mu bàyyi fii di dem ba foofu xale yi yaay lañ ko doon woowee te yaay dafa nekk baat boo xam ni yombul pour nga wax ko n'importe qui keroog bi nga xamante ne dafa nelaw xale yi dañ doon jooy comme pas possible di wax ni que ñoom moo leen yoraloon seen lépp ay tonnes la fay yóbbu ci ay xéewal yu nekk mu di ko fa def loolu yëpp boo waxee rek mu ne soxna Jaara loo wax mu ne soxna Jaara feesaloon cofeelam ci moom nekk koo xamante ne alal comme lu ñuy wax dafa sax ci xol mu jël ko di ko def ci kër koo xamante ne dana kii cofeelam te yaakaar naa ne soxna Jaara ku ko fonk rek ci ay jukkoom yu rafet moo tax nga fonk ko kon soxna Aïda Ndiaye daal du ñu def lu dul di ko ñaanal Pape yàlla yërëm ko di wax ni rek Viviane mooy nekk suñu invité ci kanam mun ngeen participer ci émission bi via Facebook direct bi tamit yéen a ngi koy am ci biir Facebook sur Twitter hashtag bi QGTFM la Pape suñu application bi di GFM et vous également mun ngeen ko télécharger gratuitement application bi daf leen di permettre ngeen am télévision Futur Média di ngeen am tamit lépp luy support ci ñun suñu rajo bu bees bii di King FM nga xamante ne mooy la première radio digitale du Sénégal mën ngeen ko fa am également ak ay programmes yu yaatu rajo bi yéen a ngi am li nga xamante ne moo di King Morning 7h 10h yéen a ngi koy ànd ak ki nga xamante ne moo di Fatim Ow ak Bintu bu 10h jotee ba 14h Pape Cheikh moo leen ci gunge ci li nga xam ne moo di King Feeling lundi ba samedi lay doon King Détente lundi ba jeudi 14h 15h ngeen ànd ci ak ki nga xam ne moo di Lisa X Cap X Musique lundi ba vendredi ngeen di ci ànd ak Exidex 15h ba 17h Pape Jigbox l'original lundi ba vendredi ñu ngi siy ànd ak ki nga xamante ne moo di Coco Jean 18h lay tàmbali jëm 21h. PNG show 21h lay tàmbali jëm 0h ngeen koy am lundi ba dimanche li nga xamante ne moo ngeen di amaat foofu comme programme mooy comédie lundi yéen a ngi ciy ànd ak Père Boukhar 0h ba 2h du matin mardi ngeen ciy ànd ak Ndiaye mercredi ngeen ciy ànd ak ki nga xamante ne moo di Doyen ak Binta kon télécharger leen application boobu di GFM et vous Viviane mooy nekk suñu gan ci kanam mun ngeen tàmbali ko poser seen ay questions jaajëf Pape Cheikh. jeex na Aïcha kon ñu ngi xaar seen ay commentaires tëj na suñu sujet te tëjuñu ko woon Aïda Ndiaye Badolo lañ doon waxtaanee pour rappel bokk nga ci ñu ko mujjee gis. elle est brave comme lu ñuy wax ci jigéen ñi rek xam nga jigéen ñi noo ayee nag te faaw ñuy wane seen bopp bu baax a baax Pape ki ñuy waxtaane nii man dama naan sama yaay Aïda Ndiaye Badolo je peux dire que ni c'est ma mère kooku sama xaritu yaay la et puis ñu ànd seen enfance ba yàlla na mu leen defee tey li ma leen def sama yaay jooju li ma gën a impressionné ci moom comme ni ko Bijou waxee tout à l'heure c'est-à-dire Aïda Ndiaye Badolo dafa nekk jigéen joo xam bu yàlla dafay daraja boo xamante ni bu ko neexoon tey mu takki ay or ak jamaa am na ko te mën na ko c'est très rare nga gis une femme
yàlla defal ko daraja jooju. mu bàyyi fa lépp laxasaayu takkaayu di jaayanteeg suñu borom. c'est très rare. ndax boo seetloo xam nga jigéen moom dafa bëgg àdduna. jigéen dafa bëgg lu rafet. takk or. ay 12 ak yëpp ci rafet yi nekk ci kër yi tiim piscine yeeg kii yeeg yooyu. mais suñu yaay jooju yàlla defal na ko loolu. Bijou Ndiaye 15 boo ko soxlaa 22h 15h lay commencé ak yow. pour te dire mais lu ma gën a impressionné ci moom. moo di màkk. li mu doon def Porokhane na ko raw la ko defee màkk. très bien. pour wax la moom. c'est une femme boo xamante ni bu déterminée ci li muy def. te lépp lu muy def rek. xool la ci demee. màkk ba mu fa nekkee da doon jaayante. da doon jaayante. comme ni ma koy jaayante Porokhane. sunu borom namm ci lu ko neex. mais moom ci boppam ba bis ba dafa mel ni sax am na yëg-yëg bi. moom ci boppam. ca bis ba. dafa mel ni ko am yëg-yëg bi. sunu borom daal mooy def li gën. yal na ko yàlla fayal. soxna Jaaratullah bi nga xamante ni moo tax mu jaayanteeg moom lépp joxe lépp ndax moom. yal na ko sunu borom wanaleeg soxna Jaara Buso. amiin amiin. yal na ko yàlla wanaleeg soxna Jaara Buso. dañuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo di ay njabootam. rawatina ak doomam ñi nga xam ne ñu ngi koy jéem a wutu. ca la nga xam ne moom la doon def ci mel ni. mbaykan loo boo waxee Aïda Ndiaye Badaloo rek sa xel dafay dem ci mbaykan loo donc moom itam ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla dénku leen xolu muñ ndax nag yàlla li ñuy faral di wax ni li ngeen wax sànq ci di jéemaay rek moom jaamam bi mu ñu koy jox tàggooñu donc bi mu koy jël ñun ñëpp ku sañoon boo demee Màkka doo dellu si waaye nag macha allah Aïda Ndiaye daal xam naa ni jigéen la joo xam ne que ne jarul ñuy wuti lu sori Shakira ak Beyoncé ak ñoom seen ñun am nañ ci ay Aïda Ndiaye Badaloo am nañ ci ñu bëri ñoo xam ni man Pape Cheikh dama gëm sama réew parce que dafa am ñoo xam ne que ni jarul ñuy wuti lu sori jàmbaaru jigéen jàmbaar joo xam ne que ni bu sidaat mi mën a yëkkati saako ceeb mën naa yëkkati ñaaram bëri na ci réew mi ñoo xam ne mais bu ca kanamee sax bu ñu Bijou nettalee histoire Talaatay Ndeer di nga xam ne xale yi dañu war a gëstu te xam ni am nañu ay référence jigéen ñi war nañu gëstu surtout ci période bi ni référence yaa ngi fii Sénégal dafa yàgg bëri ay xam nga li ngay def mooy ni ngay façon bi ngay liggéeyee façon bi ngay animé maanaam xale yi dañ ko war di déglu wax naa ko Sidaat benn jour ma ne ko histoire du Sénégal bi ngay def dañ ko war di def bëccëg parce que xëy na ñun dafa am lu ñuy ndamoo xam nga man am na foo xam ne boo ma fa cuqee damay dem yugo faale yaa sin ko joor jeg boo ma ci baaxee lu ma yor dama la koy may mais xale yi tey xamuñu seen cosaan xamuñu seen maanaam xamuñu seen ëtt te nit da ngay xam sa ëtt parce que dafa neex dafa am loo xam ne ko buñ la ko waxee sa deret mooy jóg taxaw jarul ñuy sori gis nga ñi ñuy roy di leen jéem a roylu wallaahi du yàgg ba ñu doon ñoom te ñoom it du yàgg ba ñu doon ñun donc nañu xool ci réew mi rek bu ñu sori am na loo xamante ni Eva Tra moo ko préparé woon pour ñun mais malheureusement xam naa dañuy bàyyi ba samedi prochain mu ñëw ci quartier général mais nooy préparé avec elle ay images yu jigéen yu bëri yoo xamante ni ay exemple la ñii ñu xam leen ñii xamuñu leen je pense que bu fekkee possible na ci ndimbalu tonton Mac ñu illustré ko tuuti wan ko sunu xarit yi laataa ñu leen di nettali histoire u Talaatay Ndeer ñu ngi ci mois de mars tey quartier général lu ci ëpp jigéen ñi la ñu ko jagleel à travers ay gëstu yoo xamante ni def nañu ko ak borom xam-xam yi ginnaaw Aïda Ndiaye Badaloo on peut citer d'autres femmes yoo xamante ni kenn ku ci nekk bu ñu la nettalee parcours am yenn saa yi sax sa yaram mën na daw ci jigéenu jàmbaar yi ñu nekkoon bu ñu la nee soxna Jaara Buso 33 ans donc la amoon te at yi ngeen am mu ëpp wala mu néew gëw ma ni jigéen mënati na liggéey loolee nga xam ne ni soxna Jaara Buso liggéey na ko alors est-ce que mën ngeen ñu won photo yi su fekkee possible na en même temps sinon ñu jàll directement ci pàcc bi ñuy jagleel histoire u Talaatay Ndeer je vois personne pour m'avertir j'ai pas d'oreillette et tout ça ña bon ben d'accord ok c'est pas grave loolu xam naa dinañ ci ñëwaat bu ca kanamee tuuti mais en attendant Talaatay Ndeer dañu koy dégg rek est-ce que si daat xam nga luy Talaatay Ndeer yow loo ci xam en un mot rek ñu def tour de table xool franchement non ouais. Mais yàgg nga dégg Talaatay Ndeer bien sûr ñu wax la ci lan yàgg naa koy dégg te loolu ci jamono suñu temps booy la ñuy wax d'accord Mamadou Ndiaye da ngay dégg Talaatay Ndeer lan nga ci xam rapidement naa ci benn livre passage bu ndaw surtout lu mu ci gën a jàpp ay jigéen yu doon bañ ñu taalandoo leen ci benn livre d'accord Viviane mu ngi ci ginnaaw moom bëggoon naa ko laaj ndax xam na Talaatay Ndeer pour mu wax ma ko mais nañ ko bàyyi mu maquillé jigéen la mu maquillé wu doog ñoo fekk si ci plateau bi mati Talaatay Ndeer waaw Talaatay Ndeer di dégg naa ko ci way yi waaw dégg naa ko ci way yi ay jigéen
jigéen la ñu woon rawatina nag nekkoon ay waalo am na nu may faral di déggee ngay bàkk Aïda Diongue ay jigéenu jàmbaar la ñu woon daal xam naa ni loolu nga ci xam loolu kese laa ci xam Kya Aïdara wax ma yow itam loo xam ci talaatay ndeer mooy li Mamadou Ndiaye wax léegi rek mu nekkoon ay jigéen yu diñ yu doon kaas seen droit li nga xamante ne moo doon seen dignité yu bañoon ko bafoué. d'accord Marianne Siva talaatay ndeer defe naa bu ñu ko Khady nettalee bu ca kanamee tuuti di nga xam ni ñun namuñu sax histoire Marguerite Thatcher on a nos femmes leaders depuis la nuit des temps talaatay ndeer Siva. waaw talaatay ndeer de Pape man li ma ci mën a jàpp mooy dañuy faral di gis ni fii Sénégal xam nga suñu nee Lat Joor képp ku sant Jóob bu la neexee nga ne sa maam la mais talaatay ndeer dafa nekk ay jigéen yoo xam ni def nañu njàmbaate ba pare tey jii amul koy laaj mu ne la sama maam ci talaatay ndeer la bokkoon groupe la ñu woon mosoo dégg ku ne la sama maam ci talaatay ndeer la bokkoon du ñu joxe tur muy wone rek esprit d'union bi nga xamante ne moom la soxna yooyu doon moom la amoon léegi Khady talaatay ndeer lan la exactement alors Pape Cheikh xam naa ni avant ñuy def reportage bi ak professeur Massamba Gueye avant Marianne di ko seeti li ci ñëpp xam laa ci xamoon xam ne que ay jigéen la ñoo xam ne dañu wane seen force seen njàmbaarte ñu ci bëri jàpp ne ay naar lañ doon bañ ñu ñëw attaqué si leen ñëw góor yi kenn nekk fa dañ demoon tool jigéen yi kese nekk fa ñu xam ne naar yee ngi ñëw di leen attaqué si ñu tëj seen bopp taal seen bopp ñoom loolu la ñu préféré que ñu jël leen di leen utiliser ci naka sudul noonu loo xamante ne du leen neex donc mais jigéen kon jigéen yàgg naa nekk jàmbaar fii Sénégal yàgg naa nekk jàmbaar yàgg am jom yàgg bañ surtout bañ koo xamante ne bu fekkente ne xam nga ni bu ma xeexee ak moom dina ma gañe dina ma jàpp def ma jaam yóbbu ma donc ñoom loolu lañ doon bañ ñoom ñëpp nag ñu man ko amul kenn koo xamante ne nee na man kenn du ma taal wala damay daw wala dara ba pare dañu am fit am force loolu je pense que tey ji boo ko doon def ñiy daw dina bëri ne du ma dugg ci biir néeg bi kenn du ma taalaale ay ca dugg leen taal seen bopp seet bañ leen kon da ngeen di bañ de nañ bañ ñi koy ñeme du bëri woykat yu bëri woy nañ leen fii Sénégal buñ leen doon lim du ñu jeex mais dafa am loo xamante ne moo nekk ci ginnaaw histoire u Nder bi lan moo tax naar yi ñëwoon ne dañuy attaqué si jigéen yi nekk Nder professeur Massamba Gueye nag tey loolu la leeral pour ñu xam lan moo xewoon exactement à Nder mun nañ ko seetaan bu fekkee waa régie pare na bu fekkee pare de toute façon bu fekkente ne da nga ci bëgg a waxtaan da nga am ay takk yoo xam ne da nga koy takk ndax bis la boo xam ne liñ ci jàpp mooy jigéen ñu taxaw suñ ngor duñ ko jaay góor ñi dem nañ xare waaye ñu nit dinañ xare maanaam képp koo xam ne bokkoo ci ñun duñ la may nga dugg ci ñun ba ak sax ci ñun taal suñu bopp moo nu gënal nit ñi dal suñ ko loolu mën nga ko jàpp comme premier message deuxième message bi ngay jàpp mooy ànd gi jigéen ñi ànd takku ci wax xam nga tey yombut nga jël mbooloo rek takk leen ci benn wax ne kaay leen ñu tëju boobu nag ba ñuy tëju xam nañ ne dee ma leen fi fekk dee gi bettu leen bu fekkente ne nit ñi dañ koy def ci contexte nañu xam ne du woon ay naar yu jóg rek dem dal ci kaw waawaalo li ñu war a xam mooy tey ji bu fekkee da nga dem ci yenn musée yi Paris di nga fa fekk benn radeau bu ñu tuddee radeau de la Méduse muy benn bateau boo xam ne bi ñu xeexu Waterloo boobu bu rëy boobu ngay dégg biñ ci xeexee ba anglais yi am fu ñu jaar ak français yi ba Napoléon ñàkk lim ñàkk ñoom dañoo waxoon ne nañu nangu li français yi moom gis nga ci biir xeex boobu ñuy xeex noonu ci la ñu ñëwee ba ñu yónnee benn gouverneur boo xam ne bu mu ñëwee liñ ko santoon mooy France na jëlaat colonie yi mais li mu bëggoon mooy suuf ci biir suuf soosu nag bi mu ñëwee ba toog ci la ne moom dafay signé nag ak buur yi nga xam ne ñoo fa nekkoon mais lan lay signé ak ñoom pacte boo xam ne dañuy am jàmm ngir France mën a bénéficier des terres du Waalo mais xam nga moment boobu da ngay am buuru Trarza yi am buuru Waalo yi te Waalo yi mosuñoo nangu ku jaar ci seen kaw donc bi ñu demee ci biir traité boobu nag ci la ñu gis ne ñoom il faut ñu xeex xam nga rajo boobu sax bi muy ñëw ba jub suuf si dafa am fu mu xaw a labe bi mu labe ñu ne ci ñi fa nekkoon matoon ñeent téeméer lañu jël ci rek lu mat téeméeri juróom fukk ñu génne leen bi leen génne ci la gouverneur bi ñëwee jël fonction mais li nga mën a jàpp daal mooy que xeex la bu tubaab bi doon xeex ngir am suuf ñëw nag sukkandiku ci nit ñu ñuul yi naar yi bëgg a jël jógee Trarza ñëw dal ci Waalo nangu Waalo ngir France man faa def ay toolam xeex bi nag loolu moo ko wundoon mu négociation commencé ay 1800
1815 ba ay 1819 1820 nag ci la guerre bi ñi ngi naan le 5 mars ñi naan le 7 la li ñu bëggoon daal mooy jël suufu Waalo nangu ko jox ko tubaab yi ñoom di ko jëfandikoo mais tubaab yi dañu reposé wu ci seen i partenaires naar yi ñëw bëgg a dal ci ko Waalo donc bi ñu bëggee nag nga xam ne dañuy lever wala fi dañuy lever armée bu rëy boo xam ne mënoon nañ 600 jàmbaar ñu dem di xeexe muy xeex bu métti boo xam ne mën nañ jàpp ne xeex yi gën a métti ci histoire du Sénégal xeex boobu ci la bokk mais bu ñu demee ba nga xam ne desoon nag lu dul xam nga xeex da daan am warante bi mooy fexe ba génnee góor ñi dëkk bi daw dal ci mag ñi dal ci màggat ñi dal ci jigéen ñi boobu nag la jigéen ñi loolu du fi am maanaam daal soxlawuñu Rosa Luxembourg soxlawuñu Jeanne d'Arc soxlawuñu ko ngir suñu jigéen ñi am jom ñi nga xam ne war na leen a doy mooy rek ñu nettali leen ne leen am na jigéen ñu taaloon seen bopp ngir bañ ay góor dal seen ko c'est-à-dire loolu war naa doy comme message. Talatay Nder moom voilà ñu doon déglu docteur Massamba Gueye mu expliquer ci tënk rek histoire Talatay Nder ñu xamee ci loo xamee ñi dañu ko war a xam. voilà Pape Cheikh man li ma ci xamul woon mooy histoire Nder ay tubaab ñi ngi ci ginnaaw. que histoire conquérir ay terre la woon. ndaxte avant ku ci nekk noonu nga doon def jéem a élargir sa royaume gën a élargir sa pouvoir. dañ doon conquérir ay terre bu ñu jëlee bi tey suba ñu dem jëli bële. donc piège lañ leen doon tendre pour génnee góor yëpp dëkk bi. bu ko defee jigéen ñi bu ñu fa nekkee dañuy neex attaqué terre bi ñu neex ñoom ñu bañ teel a bañ quoi. ñoom ñu teel a bañ. waaw daal di taal seen bopp. moo leen gënaloon. donc ma xamee ci professeur Massamba Gueye que amoon na tubaab yu nekkoon ci ginnaaw. daal di yónnee naar yi pour que ñu ñëw daal di jël si terre yi. jigéen ñi nag daal jàkkaarloo ak ñoom bañ ba tëdd ci naaj bi bañ ba taal seen bopp. loolu kenn mësu ko gis. et puis Nder li ma ci gën a neex mooy histoire boo xamante ne Sénégal ñi ci bind bëri na. et boo demee au théâtre souvent dañu koy jouer. pour nit yi mun a xam man première fois bi ma dem seetaan ko au théâtre sama yaram bi dafa daw ba may jooy. et loolu je pense que c'était la première fois Nder en flamme exactement. c'est la première fois que loolu di ma dal ci théâtre bu may seetaan. donc c'est très important comme ni nga ko waxee soxlawuñu yeneen référence ci biir histoire suñu histoire dañu ko am mu nekk histoire bu riche am ay références yoo xamante ne bu ñu xoolee ci ñoom tey je pense que même bu ñu dee def lu ñaaw tamit dinañ ko wàññi donc ñooñu la ñu war a gën a mettre en avant que ce soit côté cinéma côté théâtre wala lépp loo xam ne day tax xale yi am ay références ñu mën leen ko jàng moo tax c'est toujours bien jege borom xam-xam yi ku ci mel ni docteur Massamba Gueye ñu ngi koy gërëm bu baax ci disponibilité am ak xam ni jàngalekat la pédagogie bi nga xamee ni am na ko di ñu jàngal ñun yéen itam ngeen ci profito muy lu am solo donc wax na Rosa il y avait aussi ku tuddoon Clara ay femmes activistes la ñu woon à l'époque ñoom ñoo njëkk a jóg di syndiquer mais ñun defe naa suñu histoire ak ni mu riche li mati wax soxlawuñu ñuy jéggaani pour dem feneen ndax am nañu ay modèle am nañu ay références donc ce qui s'est passé à Nder li tombé nag mooy suba ci la ñu koy célébrer ci Sénégal yëpp. mais suba lañ koy célébrer Pape Cheikh naka lañ koy célébrer ni ñu koy faral di waxee ña nga xam ni li Pape Mariane wax de kenn du ne sama maam ca la bokkoon te man li ma gën a marqué ci histoire bi bu dee ci photo yi ma xool ak li ma dégg ñu expliqué ay góor ñoo doon attaqué ci ñi nga xam ñoo di ay jigéen boobu ana góor ña nga xam ni ñoo nekkoon ca dëkk ba nekkuñu fa woon dañoo génnoon. y avait personne amul woon benn góor. ok je pense que piège la woon. pour que góor yi génn dëkk bi. su ko defee ñu mën a attaquer. tubaab bi dañ leen otal en fait ci li ñu docteur nettali. xam naa ne daal ay jàmbaar la. ay jàmbaar la ndax xam nga nee nañ dee méttiwul muy bëgg a dee moo métti. te tey jii kum ci doon dàqe ci ñun. wala kum ci doon ñun ci ñun. walaay nga ne de bàyyi naa la ak yàlla. macha allah man fekk na bàyyi leen ma nettali. bu ñëpp dee kenn du mën a raconter. voilà ay borom xam-xam yu mel ni suñu papa Alioune Badara Bey def na ci livre def nañ ci théâtre alors mun ngeen def seen ay recherche ci la xewoon Talatay Nder surtout ak li ngeen di gis ci écran bi Talatay Nder Nder en flamme suba la ñu koy fàttaliku incha allah c'est un livre qu'il faut lire bu fekkee itam am ngeen vidéo théâtre yi def leen recherche sur internet di ngeen ko mën a gis ça vous permettra ngeen xam ko et puis jot nañu message bu ñu xamal ci liñ doon wax sànq jëm ci fondation Mame Diarra Bousso am naa numéro de téléphone bi dañu leen koy baaxee pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a jàpp ci fondation boobule 78 315 07 07
78 315 07 07 bu ko defee ngeen bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci loolu jëm ci fondation Mame Diarra Bousso et puis pour recueillir tout envoi de contribution par les outils de transfert d'argent donc toutes les infos concernant naka ngeen di defee seen ay envoi mun ngeen woote ci numéro de téléphone boobule 22h59 mooy doog a jot lu ci ëpp ci émission bi tey jigéen ñi la ñu ko jagleel donte pareeguñu parce que fii ba le 8 mars émission yëpp dañu ko soppi jagleel ko jigéen ñi Sénégal dafa bëri ay modèle am na ci koo xamee ni kii yaa seeti nga ko moom jàmbaar la en fait. Pape Cheikh jàmbaar la parce que dañuy wax souvent que c'est difficile nga nekk jigéen nga valide te doo ñeme. te doo am fit. rawatina nga nekk une femme avec beaucoup de talent mais nga am handicap war a am force mentale pour mën a surpasser plein de choses mën a réussir sa carrière kooku di Suzanne Camara ñu dem seetaan reportage bi ñëwaat. ñaari nit yu nobante mu yàgg lool nañu ñaari nit yu bëggante mu sax lool lañuy ñaar. sama parcours nekk na loo xam ne nii metti woon na tuuti parce que metti na pas parce que awma passion bi mais parce que même avec passion bi naka ngoy def ba matérialiser ko li nga xam ne moom nga bëgg et donc mais sant yàlla arrivé naa à mettre sur place benn structure boo xam ne permettre na ma man ak sama ay morom fii ak ci at yi yu néew sax mën a bénéficier wu ci yenn possibilités yu bëri yoo xam ne nii moom laa am dans le cadre de la musique ak yeneen métiers yi. Quand je parle de ça, je parle aussi en tant que présidente d'une association qui s'appelle Suzanne Camara, une voix pour les enfants. ñoo xam ne dañ leen stigmatiser mooy que tey boo ñëwee am yow sa entreprise qui a ubbi lu mel ni ma jox exemple boîte bi nga nekk TFM yu sumi ko ubbi mu am ku ñëw di postuler ku mel ni ki a taxaw ak beneen femme wala beneen homme mais comme on parle des femmes il s'agit aujourd'hui on fait focus vraiment ci jigéen beneen jigéen ju taxaw am handicap je crois que yow la ñuy gën a yombal yëf yi et loolu nag war nañu ko xeex man en tout cas ci sama association bi nga xam ne moom laay diriger loolu laa bëgg image boobu ñu dindi ko parce que li important du membre yi te li important je crois que mooy société bi nga xam ne moo lay jël war na di bañ a basé wu rek ci aspect physique. J'adore les défis. Et des fois su ma nee non lii mënul nekk j'ai une autre voix en moi qui me dit non il faut pas dire ça tellement dama ko taam bi ma nekk xale ba léegi donc musul nekk sax une barrière physiquement astama psychologiquement ak passion bi ma am pour la musique musuma gëm ne da ngay am handicap de benn membre war a mën a tax sa bopp wala sa passion sa xol li ngay bëgg ci sa biir xol wala li ngay bëgg servir ce peuple wala li ngay bëgg partager avec d'autres parce que la vie n'est que partage loolu lañ fi wut et du mën nekk wala doo ko mën def heureusement te loolu laa bëggal bépp nit boo xam ne nii yaakaar nga ne physiquement da nga am lu sa morom amul nga fàtte loolu nga bannir ko pousse ko nga falax ko tout simplement xam ne y a autre chose lu gën a important lu gën a rafet luy nuroog cristal di nuroog diamant te sa xol lay nekk muy ta passion li nga gën a bëgg nga mettre ko en valeur foofu la lay yàlla di fekk see ci sa réussite professionnelle ak sa réussite sociale sa vie tout simplement. Suzanne Camara moom tamit exemple la parmi tant d'autres femmes nekk ci dëkk bi handicap bi mënuñu ci bañ a wax mais teewul elle s'impose depuis très longtemps
doon jàmbaar quoi en même temps di liggéey di woy ah. Pape Cheikh elle s'impose depuis très longtemps. nekk jàmbaar li nga xam ne moo gën a marquant ci parcours am. dañuy wax souvent que pour nga mën a nekk artiste mën a yegg ci yenn dimension yi. elle a été la première femme musulmane à chanter pour le pape Jean-Paul II. li ko waral mooy voilà. boobu ay xale ngeen woon. visite pape Jean-Paul II bi yéen a ngi koy fàttaliku ñun ñoo doon def kër yi. bienvenue pape Jean-Paul II dans ce pays le Sénégal. ñoo ko woyoon xale yi judduwuñu ah. woo mais vous étiez des bébés bu ngeen juddoo sax ay bébé ngeen woon à l'époque ñun ñoo ko doon woy suñu école yi keroog ñoo accueillir pape Jean-Paul II stade temps boobu stade de l'amitié la tudd. boobu ñu waxante dëgg. sol chemise temps yi velours moo xew. sama yaay passé ma sama chemise velours ba daal di may koom yéen a ngi fàttaliku koom tàppal ma daaw ma watu. je te jure. bienvenue pape Jean-Paul II dans ce pays beau pays le Sénégal. Je te jure lu yàgg. Oh là là donc Suzanne Camara. Elle a chanté également Pape Cheikh pour la famille Clinton. Elle a chanté pour Nel. Donc elle a chanté pour la famille Clinton également. Elle a chanté pour Nelson Mandela. alors li nga xamante ne moo ko permettre mu surpasser loolu noonu yëpp muy passion bi nga xam ne daf ko am ci musique. président Diouf sax à chaque fois qu'il y avait un événement au palais Suzanne Camara la ñuy woo mu ñëw woy keroog bi maître Abdoulaye Wade itam di proposer hymne boo xamante ni c'est pour les citoyens africains elle a été d'ailleurs choisie pour chanter ça. Je la connais hein. Donc Suzanne Camara la ñu woo donc elle est diplômée de conservatoire donc de Dakar. mu nekk koo xamante ne tam ba mu demee ba xam ne lii passion la Pape Cheikh. daf ko dem jàngi. parce que lépp looy def rek na nga ci wuti xam-xam. peut-être soxla woo def de longues études. passion musique la woon. mais mu dem jàng ko ba tey jii nee na xamee na woykat bu mag bu mën a wax. bu mën a way moom xam na musique. te loolu jàng bi moo ko may mu nekk une femme qui est mariée qui a des enfants. bu am temps. des fois je me demande comment elle fait. de quoi. et qui travaille aussi. jigéen mais gëm boppam Pape Cheikh. gëm boppam surtout loolu ngay gën a sentir sooy waxtaan ak moom et puis. voilà bañ a wax rek dama handicapé donc du ma def dara. alors loolu moom sax day éviter di ko boole ci langage am. bokkul ci langage am. peut-être nit ñi ñoo koy gis. c'est vrai que avant émission bi di commencer ak ma yemal naan ma ce serait mieux ñu bañ ci sori mais mënuñu ci bañ a sori ndax exemple la ci yeneen jigéen yi nga xamante ni peut-être ñoom ñoo am handicap boobule ba noppi yaafus peut-être. exactement nee na tey li nga xamante ne moom moo ko permettre mu surpasser loolu mooy gëm boppam. xam ne nit ku ci nekk am nga benn loo xamante ne dafa nekk ci yow. luy nelaw ci yow. nga war ko mën a yee. ki nga xamante ne dafa nekk ci mbedd bi di tàllal loxoom je pense que bu toogoon gëm boppam tuuti xam ne que handicap bi du handicap physique. du handicap mental. handicap physique la. exactement donc tant que yaa ngi am sa xel. war nga mën a surpasser plein de choses te donc loolu mental bu fort moo la koy may. mu nekk une femme boo xamante ne Pape Cheikh dama ko déglu ba ci biir sama yaram daw ma jooy. ma xamante ne am na jom boo xamante ne am na ñoo xam ne dañu sax nekk ay personnes valides. jom boobu amuñu ko. ndax ku dem ba ñu dégg la ci yenn podium yi. elle est juste magnifique. bu may wax ci moom sama xol day tooy. te dafa am point boo xamante ne Pape Cheikh daf koy nekk di ko combattre. muy na autorités yi bàyyi xel tuuti. ci ñi nga xamante ne mooy ces personnes là. première fois bu mu jëlee bus. États-Unis la ko jëlee. fii Sénégal du ñu bàyyi xel ni que. personne handicapée bi accessibilité bi dans les hôpitaux da ngay dem il faut que nit téye la. fële dañ lay wàccal dañuy bus bi day gaare nga wàcc ñoom ñu wàccee kii bi yow nga yéeg directement soxla woo sax parce que dañ lay jéem a mettre à l'aise wan la ni que tu fais partie de la société. amuloo limite waruloo am benn blocage et donc loolu moom exemple la ci. mais c'est prévu qu'il y a passage yoo xamante ne pour ñoom la. partout que mu nekk ci bus yi que mu nekk ci endroit public yi ngay dem hôpitaux
ñëw ci service yi ngay liggéey ji fépp c'est prévu donc je pense que ñun évolution boobu war nañ ko am aussi au Sénégal. ci yoon bi parce que parfois léegi da ngay gis ci lieu public yi da ngay gis tamit ñu réserver ay endroits yoo xam pour ñoom la. pour ñi nga xamante ne ñoo am ay handicap. wala dañoo am laago. wala ñoo xamante ni te vraiment seen mënuñu bokk ak nit ñi wala ñenn ñi nga xamante ne dara jotu leen mënuñu bokk ak ñoom yenn place yi. parfois léegi yaa ngi koy gis vraiment petit à petit nag nànk-nànk mais di encore lancer appel gouvernement bi. oui bàyyi xel ñooñu. émergence suñu waa ji moo wootee émergence. voilà émergence defe naa loolu ci la bokk prévoir ay affaires yoo xamante ni ñun yàgg nañ ci wax ci yeewu leen bi d'ailleurs yàgg nañu ko kaas yàgg nañu wax ñi nañ leen ba ci du gouvernement bi rek ñi ibbi Youssou Ndour par exemple ibbi entreprise bu mel nii tey nit bu amee yenn handicap yi bu ñëwee fii du mën a jaar ci yenn yoon yi par exemple Suzanne Camara bu ñëwoon fii ci yeewu leen peut-être dina am problème pour wàcc ci escalier yi donc là c'est valable que ak suñu autorités yi valable itam ci ñi nga xamante ni ñooy ibbi ay entreprise privée mais en tout cas elle dafay def suñu fierté moom Suzanne Camara. en tout cas mu ngi on est content daal. voilà mu ngi combattre li nga xamante ne mooy loolu noonu. ci wàllum éducation également des enfants. parce que gis nañ ni que taux d'éducation bi xale yu ci bëri. am handicap boobu duñu faral di jàngi duñu leen faral di yóbbu école. loolu bokk na ci combat. également ci insertion professionnelle bi. dafa bëri discrimination. mais comme on dit moom ku xool ci moom. je pense que même bu la boo xëyee amoo liggéey boo xam ne da nga dem déposer sa CV ñu jël la. war nga mën a créer sa propre entreprise. demal sa bopp je pense que gisoon nañ fi benn femme bu nekk Colobane. am atelier am di ñaw. donc bëri na ci ay modèles. mais di remercier encore Suzanne pour interview bi ma accordé. voilà Suzanne qui sera notre invitée très prochainement pour mu wax ñu. album bi mu génne fan yii génn na album bu nice d'ailleurs waaw Sidaat. oui Suzanne. bu ñu waxee ci Suzanne man damay kontaan personnellement. ndax dañoo am relation yu sincère. jëkkëram ma koy nuyu Jibi Saw di sama xarit. mais aussi di xarit bu jàppali jabaram. xarit boo xamante ni bu soutenir aussi jabaram. Suzanne bu ñuy wax tey maanaam compétence am. xam nga nit boo xam ne da nga nekk ci sa cas te da ngay xalaat yeneen cas wu nit ñi. c'est-à-dire mooy sa cas sax. maanaam ay cas la ci biir cas. cas la ci biir cas. ndax dama ko accompagner ci benn projet am. boo seetloo Suzanne lu ci ëpp dafay def tour du Sénégal. mais lu ci gën a graaw mooy. Suzanne dafay dem ci prison yi. di seeti jigéen ñi di yóbbu ay dons. très bien. xam nga nit boo xamante ne moom ci boppam. dañ ko war a taxaw. mais moom fàtte na boppam. ba ngay taxaw ñeneen ñoo xamante ni que. ñu ngi souffrir. mu yóbbu ay ventilateur. ndox. yóbbu ay lal yi xale yi jigéen ñi di nekk ci prison yóbbu ay yére. yóbbu ay sañse parfum. mascara. c'est-à-dire lépp lu nga xam ne jigéen da koy soxla. Suzanne dafay jël conteneur. teg ko. di wër prison yi. chaque année. mu di ko jox. voilà en tout cas waaw. c'est une femme à encourager. une femme boo xamante ne à soutenir surtout. mais une femme très courageuse. voilà merci en tout cas kii yaa ci dem seeti bi nga ko dem seeti exemple yi du doy c'est vrai que 8 mars jotagul mais ñun dañoo jël les devants plutôt les devants yi la ñu jël. parce que barki dem yaa ngi ma naan waa 8 mars jotagul de ma ne la en tout cas ci tubaab bi même un mois avant veille la même un mois veille la donc weer bi yëpp en tout cas lépp loo xamante ni programme la ci télévision Futur Média dañuy jël ay exemples yu bëri jagleel ko jigéen yi lim bi nag mënuñoo matale lépp par exemple le 8 mars télé bi dafay déplacé wu ci biti. spécialement pour les femmes yeewu leen par exemple place du souvenir la ñu koy defee en direct mardi uniquement pour les femmes bu ñu paree yeewu leen Richmond Guise Amina Poté ñu defee ko feneen après Richmond Guise wareef ñu defee ko feneen c'est-à-dire waxuma la duplex la tudd xaw ma triplex. bërëb bu nekk voilà multiplex la ñuy def bërëb bu nekk télévision Futur Média dina fa nekk c'est-à-dire bu émission jeexee par exemple centenaire bi ci topp dañu koy defee Pikine su émission bi ci topp jeexee Pikine
bi ci topp ñu àggalee ko yëmbal bu bii jeexee yëmbal bi ci topp ñu àggalee ko voilà en tout cas on se déplacera 24 heures sur 24 ans 24 jours boobu yëpp dañuy nekk ci biti mais du ñu nekk rek ci benn bërëb te loolu c'est pour juste magnifier valeur bi nga xamante ni moom la jigéen am ñun tamit ñu njëkkantu on a pris les devants je le rappelle encore jël quelques exemples yoo xamante ni jigéen ñi ñooñu doy moo tax ñu defee ko noonu tey jii ci quartier général Marianne lay bàyyi mu fàttaliwaat leen naka ngeen mën a def pour réagir ci quartier général mën ngeen télécharger suñu application mais ñu ngi Twitter Facebook ba ci Snapchat bi Viviane mu ngi préparé wu ci ginnaaw bu ca kanamee tuuti dinañu fekk si ci plateau bi pour ñu waxtaan ci album bu bees bi nga xamante ni moom la génnee jagleel ko Sénégal moom itam c'est une femme courageuse hein Marianne. waaw Viviane c'est une femme courageuse Pape mu nekk koo xamante ne li muy def neex na nit yi di leen wax ni rek mun ngeen ñu suivre via Facebook suñu page officielle di ngeen fa am quartier général en direct nii ngeen koy seetaanee sax ci Facebook bi fi mu nekk nii mën ngeen ñu suivre également sur Twitter hashtag bi QGTFM la mais mun ngeen ñu suivre également via suñu application boobu di GFM et vous comme ni ma koy waxee application bi da nga koy télécharger gratuitement su fekkee da nga am li nga xam ne moo di iPhone yaa ngi dem Apple Store su fekkee beneen xeetu Android nga yore yaa ngi dem Play Store télécharger ko application bi nag da ngay am télévision Futur Média en direct di nga fa am li nga xamante ne moo di TFM religion nga xam ne lépp luy ëttu këru diine yi dañ fay faral di dugg def fa ay reportage di ngeen ko fa mën a am TFM info tamit nga xamante ne actualité en continu nga fay am di nga ko am ci suñu application boobu di GFM et vous maa ngi leen ko doon wax sànq King FM da ngeen ko fay am muy première rajo digitale bu Sénégal lépp luy programme am soo leen fa duggee di ngeen ko am waaye lépp loo xamante ne moo mës a daw fi nga xamante ne moo di télévision Futur Média war a RFM ak ay articles yoo xam ne rëcc na la ci biir li nga xam ne moo di l'Observateur mën nga ko am ci médiathèque GFM da ngeen siy jokkoo ak ñun lépp lu leen raté rek ngeen am ko foofu kon ci kanam ak Viviane incha allah. voilà tey moom da ngeen yaru quoi te pourtant man ak Sidaat dañoo otesu uniquement pour vous faire plaisir mais ngeen cool nii xam nga te vraiment ñu ngi leen di sagal boobu ba tey amul journée internationale des hommes. franchement journée nationale des hommes war na am xaw ma internationale des hommes quand même. xanaa xamoo bëgg a sargal jigéen ñi wan ne leen ci ngeen bokk moo tax ñu wutal ñu journée. parce que avant léegi sax mi ngi changé mais avant góor yi nekkoon. bon léegi damay jóg rax leen parce que dañ ko def trop affaire de góor ñi ca góor ñi jigéen ñi ci jigéen ñi. mais pas voilà damay ñëw toog rax leen su ma toogee seen wet xanaa di ngeen gën a free. oh là là quand même un peu de quand même. donc li ma doon wax mooy avant góor yi fépp ñoo fa doon nekk. bu place su diriger jotee ñu jël ko jox ko góor. bu jël am liggéey bu baax jotee ñu jël ko jox ko góor donc jigéen ñi tout le temps dañ doon nekk ci ginnaaw wala ñu toog ci kër yi. am na dëkk yu bëri yoo xamante ne jigéen sax amul woon droit voter ba ci France bi. après la ko famille xeex pour mun a ñëw voter. loolu moo waraloon ñu jël 8 mars ne journée bi pour journée jigéen yi la pour wan leen ne ci ngeen bokk. actuellement nag boo ko dee xool ñun ñi ngi xeex pour xaw a tolloo ak góor yi même bu fekkente ne tolloo dina metti nag dina metti mais ki ma bëgg mu fekkee waxtaan bi nañ ko sëmbaxloo dama bëgg Viviane ñëw fekkee waxtaan bi quand même comme gars yi dañoo beeri woon ñee toogee ne la man ma ñëw rax leen Viviane ñëw rax leen yéen ñooñu et puis j'ai une bonne nouvelle pour les femmes dañuy maye machine à coudre bu toll ci 300 000 sama yaay voilà ak sama yaay ak yaay ñuy seetaan machine à coudre bu toll ci 300 000 parce que Sénégal dafa bëri ay femmes chefs d'entreprise mais entreprise u Sénégal ci jigéen lu ci ëpp ay atelier de couture la ñu ibbi loolu defe naa business la boo xamante ni dafa commencé mais maye ngeen loo xam ni nag ñoom maam bu njëkk xëy na sax léegi lañ ko bàyyi buñ newaan waru ga rek dañ naan ndax machine ak machine ak sama yaay machine am la ñu daan ñawalee bu suñu yëre yu xottee ko parce que dañoo bëggoon jigéen bi bu ñëwee nekk jéeg boo xam ni nekk jéegu lan set mais day ñaw parce que sa yëre jëkkër sax waroo xëy ñu naan fii fuq naak fuqul mais yow jigéen bi lu tax ñu lay jox machine bi machine puso moo ci nekk puso boobu dafay ñaw dañu bëgg yow tam boo ñëwee nekk ci kër gi loo gis mu fuq rek wala diggante boo gis ni jaaduwul rek nga ñaw ko ba mu baax alors léegi balaa may détailler sur loolu enfin nekkatul surprise parce que wax naa ko ba pare maa xalaat damaa rataxle parce que dañ ma ne woon dañ ma def signe ne ma na Viviane way ba pare ngeen doog koo annoncé mais bon on va détailler ça ci kanam mais dama bëggoon ñu jóg
taxaw accueillir Viviane parce qu'elle le mérite. ñii seetaan même yéen ñii seetaan ci biir kër yi bu leen neexee ngeen jóg pour accueillir Viviane parce qu'elle le vaut bien moom dafa chamboulé mbalax bi daf ko chamboulé c'est-à-dire ay classe Marianne gi nga xam ne duñu fecc ñoom sax dañuy fecc non du ma nangu nga may teg stress non du ma nangu nga may teg stress ma bañ du ma ko nangu no stress non teg stress Viviane album wuyu ma c'est vrai que mais elle est trop belle mais pourtant ci taxawaay bi nii mën nga ñu may benn way de wala na nga bëgg toog ñu nuyoo parce que sama jigéen ñi ñu ngi leen di sargal depuis sànq. ndax bésu jigéen ñi la ñu nekk. waaw quand même weeru jigéen ñi la ñu nekk. quand même jigéen ñi ñooy décider rek lu ñu wax rek baax. lan ngeen bëgg. mu woy na mu woy léegi. ban ngeen bëgg. boo bëgg. yow album bi ñun ñëpp lañ bëgg. tey yow yaay décidé parce que ñun tam bëgg nañu xam album bi ban moo la ci gën a neex. waaw. ba man yëpp. mais est-ce que du mariage attention yëpp daal Abdou sañse bee rafet mais li dafa ñaaw daal. waaw boobu dafa neex tamit aussi. non c'est xam naa yow tam daf lay laal. man mooy sama hymne national. waaw dafa neex. lii dafa ñaaw. kon ñu duggee boobu. ayca lii dafa am na ñaaw ñoo xam ne buñ ko dégloo dinañ xaw a changer jikko. mais voilà lii dafa ñaaw ayca lii dafa ñaaw. on est très content en tout cas ñun kontaan nañu Viviane ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi tey ci quartier général parce que amuloo jot yaa ngi jëm just for you. waaw ba tey ñu ngi lay xaar man gis naa ci ay nit yoo xamante ni 17h la ñu dem toog table di la xaar parce que boobu ba tey yëngal nga dëkk bi mais nii nga ko chamboulé nii yow sax war na laa jaaxal. waaw mbégte rek ak plaisir. balaa may wax ci loolu nag damay nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu waa kër gi. di nuyu ñi fi teewu ñëpp. di nuyu Youssou maa jigéen sama frère. di delluwaat bés bi nag tey xam nga weeru jigéen ñi la ñu nekk. tey émission bi dama koy may jigéen ñi. waaw ndax nee nañu 8 mars la ñu wax. waaye Pape Cheikh. pour man doyul sax ndax kuy ëmb juróom-ñeenti weer war nañ laa mën a may 9 yi dëgg la ndax jigéen luñ ko sargal doyul donc di ko may jigéen ñi di dellu siwaat nag di jaale tiis bi ma fi fekk bi ñu bokk ñun ñëpp DJ Mike di ko jaale waa RDV di ko jaale animateur yëpp bàyyiwuma kenn merci di profiter waat ci occasion bi di nuyu di siyaare soxna jaara Bousso borom poroxaan mi nga xam ne moom lañ ma tuddee di siyaare nag jaara yëpp ñëpp ñu tudd jaara di siyaare tarixa murit bàyyiwuma kenn di delluwaat rek tamit di profiter ci occasion bi di massawu sama xarit umu provocation mi nga xam ne ñàkk na jëkkëram bëkki démb maa ngi koy massaw bu baax di nuyuwaat Sénégal rek di nuyuwaat jigéen ñi di kontaan ci seen invitation fàtte xaju fi ku fi fàtte ñu fàttali la ak sama jigéen yi dañ may laaj sànq naan ma parce que dañu am ay questions yoo xamante ne ñoom duñ ko bëgg a laaj dañu koy cotiser jox ma ko pour nga wax leen nga fàttaliwaat ñu turu soxna jaara bi naka lañ la ko tuddee histoire boobu la ñu bëgg nga fàttali ñu. waaw dinaa ci sori duma ci sori. waaw. soxna jaara nag doomu Serigne Touba moo ma ko tuddee. waaw moo ma ko tuddee ma am ci mbégte lool ndax ñëpp xam nañ ne catholique laa woon. ma dem tuub jébbalu ci sëñ Saliou Mbacké. mu tuddee ma soxna jaara Bousso. bi nga tuubee ba jébbalu lu tax nga tànn turu soxna jaara bi. moom moo ma ko tuddee. ndax jàmbaar gi mu gis ni moom moo ma ko tuddee ndax damaa tuub ba pare mu ne tuddee naa ko soxna jaara ñëpp bërëngu ci suuf. macha allah te depuis lors yaa ngi béggal Sénégal li ñu préparé ci ay questions bëri na dañu bëgg a détailler album bi def ko benn par benn. mais laata album bi di génn li nga génne ci ay woy defe naa bëri na. matoon na sax album. on a eu presque 3 ou 4 titres yoo xamante ne benn bu ci nekk béggal na Sénégalais yi lan moo taxoon da nga bëggoon tout le temps nga ñuy jox ñuy bégee
parce que ñun bëgguñu di la namm. yow est-ce que da nga consciente woon ci loolu. xam nga nag yenn saa yi nga coxataan gaañ ñi ñu reetaan nga bàyyi yooyu ci la bokk ay fem la. donc album bi comme dafa neex macha allah. bi ma njëkkee génnee morceau bi wuyu ma. d'ailleurs moom laa tuddee album bi. ñëpp wuyu si ma. ma jël risque boo xamante ni dama def style bu bees. ma gis ne àdduna yëpp bëgg nañ ko. gis ne mag ak ndaw góor ak jigéen sunu yaay sunu papa yi sunu doom yi xale yi nga xam ne mënuñu sax wax ñu ngi koy way. donc mu nekk plaisir ci man. ma pare ci boobu génne no stress. ñëpp bëgg ko. ma ne na xaaral coxataan bi doy na bàyyil ma jox leen album bi ñu enjoy. mais pourquoi prise de risque bi ci moment bi ci sa carrière ndax buñ dee xool am nga say fans. ñu xam la ci benn style boo xamante ne ñoom moom la ñuy topp. lan moo tax nga toog ba heure bi ne tey ngay jël risque bi changer complètement indi leneen loo xamante ne kenn xamu la ci. dëgg la xam nga liñ naan tey bésub jigéen ñi la. yaay sax day am feem ci doom bu yar. du dëgg. liggéey boo koy def te amoo fit. surtout ci jigéen. defe naa ne doo dem. man nag gis naa ne musique bi léegi dafa évoluer musique bi dafa yaatu. et puis nit yi bëgg nañu style musique bi fii. lii boo demee Nigéria. nit yaa ngi ko fi fecc. musique bi fii. du dëgg nga jël Abidjan teg ko fi. nit yi dañ ko bëgg ñu ngi koy fecc lu tax duñu jël sunu mbalax ñun. li nga xam ne ñoo ko moom boole kook musique boobu. te lépp Afrique la rek. du dëgg ñu boole kook moom jël su li nga xam ne ñoo ko moom muy mbalax bi. ñu boole ko ci. di nga ci mën a fecc mbala. di nga ci mën a gis voilà Afrique yëpp dinañ ci gis seen bopp. oui et puis rythme boo xamante ni peut-être nit ñi ñooy fàtte. mais yàgg nañ la ci gis. yàgg nañ la gis ba sa premier album y a toujours eu ay woy yoo xamante ni li ñu tuddee rythme international bi moom lañ ci daan am Sidaat yaa ngi fàttaliku c'est-à-dire lii ñu am 2017 bi Viviane yàgg na joxe genre couleur yi yu xaw a similaire voilà. yaa ngi fàttaliku album Fii ak Fee. voilà Fii ak Fee Sénégal a ngi koy fàttaliku donc lu mu miin rek la def parce que dafa commencé ak variété. xam nga kii lan moo tax mu mën a woy tubaab fakkaat macha allah. dañuy wax loo xamante ni que kii dafa rompé. xam nga musique. dafa mbapat. ci la naroon xam nga dëgg la c'est très important gis nga dof li ñuy wax nii c'est très important. Viviane tëbul tëb rek. génn album. tëbul tëb rek génn single. boo weddee lii boo ko weddee wol Michael Souma nga laaj. très bien. bi lay dëgg. Thié Pape Sia dafa mbapat. dafa togg yoonam. et puis la chance bi mu gën a am macha allah. moo di dafa ñëw ànd ak magam yu Youssou Ndour. kooku tamit def na ci moom expérience bu bëri. ci carrière Viviane dafa dem ba téye moom. dafa dem ba maîtriser ko. xam nga boo jàngalee ba mokk looy def. da ngay tari. Abdourahmane TFM. da ngay tari cin ginnaaw nag bu naree neex. su baxee xeeñ. sànq yaa ko wax. dafa génn wuyu ma. ñëpp jóg wuyu si ko. mu ne non stress. te bu mu génnee non stress boo seetloo la population sénégalaise nga seetlu ñëpp dafa mel dañoo yeewaat. waaw ci non stress. parce que les gens sont fatigués les gens sont stressés par Viviane dafa mel ni kuy communiquer avec les Sénégalais. mel ni ku dugg ci biir néeg yi. ci biir saal yi li xew ci biir kër yi. li xew ci biir société bi surtout. Viviane wax ak Sénégalais. Mati yaa ma doon wax naan Viviane bu yooyu day mel ni yow lay waxal. waaw. naan kii man lay waxal de. non dafa surtout no stress comme li ci si daan wax léegi. mais xam nga musique da lay tukkiloo sans passeport. sans visa comme ni ñu koy faral di waxee. moment bi muy génnee no stress da nga koy déglu mais yow boo defee tuuti sax da nga naan est-ce que du man lay waxal. waaw nga ne góor gu la teg. dil lundi ba dimanche nobbu la ku la bëgg a tardeel bëgg la fooyee nga romb ko noo koy defee c'est que nag dama may jigéen ñi fit tam dama gën a dolli fit waaw mais ñun jigéen ñi la ñu am te Sénégal jigéen ñi ay jàmbaar la ñu donc mais Pape Cheikh loolu laa seetlu ci album bi yan ndekete féministe la ndaxte bu jógee ci non stress di wax xale yu jigéen yi am leen fulla seen bopp yenn góor yi bu ñu amee yenn comportement yi c'est bien ngeen romb leen fi seen moroom ñëw seet si leen dafa wax ci mariage forcé aussi loo xamante ne xale yu jigéen yëpp dañu ci nekk victime man album bi bu ma koy déglu dafa mel ni daal jigéen ñee ko moom daal. dafa mel ni jigéen ñi. waaw mais nag moo wax ci tuuti ci no stress. xam nga no stress tey jii
dëgg la jigéen ñi laa jëlal wàll bu bëri. mais stress ci boppam en général dafay rey. stress mooy indi feebar façon feebar bu nekk. te xeetu feebar yëpp lay joxe. xeetu feebar yëpp lay joxe feebar yu bon yëpp lay joxe. waaw naata xool na la ko wala tuddee. Mariam xam na li may wax xam nga naata xool na. Viviane xam nga lu ci neex mooy. ki lay teg stress. mooy du la gunge hôpital. déedéet te boo jàkkaarloog médecin bi yàgg moom rek kay toog. donc man du ma nangu ku ma ko teg. yow bu ko kenn nangoo. wallaahi waaye nag tamit damay ñëw tuuti ci côté góor yi. ndax fu jigéen tegee stress góor. góor tamit mën na fa teg. jigéen tamit mën na fa teg góor jigéen bu décidé teg la stress sax la da ngay ni góor mën a tegalee stress jigéen ñi noonu la ko góor ñi tam mën a teg donc waa ay tegante la daal donc yërmande na daw rek. nappante quoi. waaw na yërmande xam naa ni daal non stress parfois da nga koy teg ci kër gi rek romb doo wax rek nga gis kuy tontu rek. ak kuy ciipatu muy faj problème internautes yi ñu ngi réagir depuis sànq ak Marianne mais balaa ñuy gën a détailler album bi dama bëgg ñu jàll ci publicité et puis juste après bëgg nañ leen woon itam benn jigéen boo xamante ni elle a 30 ans mais arbitre la man sànq wax naa Mamadou Ndiaye ni mosoo ma gis jigéen buy arbitrer et puis projet Viviane yi bëgg nañ cee waxtaan dinañu waxtaane itam wuyu ma tour ñëw nañu léegi ni junju leen ci mariage forcé c'est-à-dire bu weesoo non stress bu weesoo wuyu ma bu weesoo bi ñu déglu léegi ni muy lii dafa ñaaw mariage forcé bokk na itam ci woy yoo xamee ni ci biir albumu Viviane actuellement c'est une chanson qui fait chavirer des cœurs un très beau titre boo xamante ni boo ko dégloo da ngay kontaan dañ ciy ñëw juste après cette page de pub. Forum Musique. Merci d'être avec nous ñu ngi leen di gërëm encore ci ànd bi ak télévision Futur Média depuis 22h ñu ngi àndandoo ak yéen en direct quartier général tey nag émission bi dellu si waat tombé ak veillu 8 mars journée internationale de la femme sànq ba tey gis ngeen ni sujet yu ñu préparé woon yëpp jigéen ñi la ñu ko jagleel ba noppi itam ñun tey ñu jël parmi jigéen yi nekk Sénégal yëpp kenn koo xamante ni kenn la ci sénégalais yi muy Viviane alors Viviane ak album bi nga xamante ni moom la tuddee wuyu ma c'est un album qui cartonne cartonné wul Sénégal donc fépp lay cartonné ñu ngi recevoir ay messages fu ne léegi la waa Njamenaay yónnee message Tchad comme quoi Viviane yamul rek Sénégal bu ma dégloo album bi damay tooñ naan dafa nuroog bal poussière xam nga Afrique dañu am culture bal poussière dañu am culture Tchembe dañu am culture Koledra dañu am culture li ñuy fecc Congo mën nañ ko fecc Dakar album bi loolu moo ci dal Viviane c'est-à-dire tey waa Guinée mën nañ ko fecc waa Côte d'Ivoire mën nañ ko fecc waa Gambie mën nañ ko fecc après xam naa li gars yi di laajte mooy ñun li ñuy waxtaane depuis sànq naka la déclic bi ñëwee ba nga ne bon wane nga sa bopp fii ci réew mi yàgg nga wane sa bopp ci scène internationale bi mais jot na pour nga joxe loo xamante ni africain yëpp ñoo koy fecc. waaw li mu ñëwee nag yàgg naa ko wax. di profiter ci occasion bi rek di big up sama frère yi nga xam ne ñu ngi nekk Guinée. di nuyu Baxaw bu Dabrans bu baax a baax. moo ma leen présenté. di remercier Awadi bu baax a baax ci studio bi mu ma ubbil di remercier Abdou manager au Banlieusards. parce que ñoom ñoo taxoon. lii yëpp ñoom la daal. ndax morceau bi ma doon def ak ñoom. moom moo indi album bi tey. da nga demoon juste pour benn morceau. waaw donc ñoom dañu bëggoon ma def ak ñoom morceau. donc lii rek moom mooy wane ne musique dafa yaatu. c'est vrai te Afrique bi ngay wax ni ku ci nekk war na ko mën a fecce. Libreville musique bi voilà donc ñoom dañoo ñëw ba fii pour bëgg a woy ak Viviane. ñuy dem eggali ji morceau bi. Akache ivoirien la moom mi ci boppam ne ma il faut ñu def morceau. ci la ñu def wuyu ma bi toj mu ne ma acca ñu eggali album bi. voilà ñu def album bi wuyu ma juddu no stress li dafa ñaaw lépp juddu ci. miin nga featuring yàgg nga liggéey ak ñeneen ñoo xamante ni duñu ay artistes sénégalais. Ophélie Winter maa ngi koy fàttaliku peut-être xale yi sax fàtte nañu peut-être ni Viviane mës na def duo ak Ophélie Winter États-Unis artistes yu mag yi fa nekk yëpp majeure partie bi. def nga ak ñoom duo fii ci Afrique artistes yu bëri def nga ak ñoom duo Mokobe ak ñeneen pour ne citer que cela donc yoonu album wuy ma defe naa yoon boo miin la.
waaw mooy li ma wax rek liggéey dafa ànd ak ouverture c'est-à-dire ubbeeku dafa baax ci lépp loo gis ci domaine bu nekk parce que man su may liggéey tey jii mooy li sama frère Sidaat wax léegi def naa scène yëpp ci àddina ah oui scène yu mag yëpp def naa ko mais yàlla daf ma wërsëgalee ma ànd ceeg Youssou sama frère te muy chance nag parce que bu dee dangaa jóg pour musique nekk xale bu ndaw yàlla wërsëgalee la nga ànd ak star bu mag boo xamante ni ñëpp respecté nañ ko te moom man royukaay la ci man mooy sama référence donc bu ma demee nekk xale def tournée yu mag scène yu mag yi ak moom ma gis nu muy collaborer ak artistes yu mag yi donc du ma def rek lu jaar ci tànkam rek laay jaar voilà donc liggéey da ngay may ñëpp chance et puis ubbil sa bopp ay bunt bañ a yem ci li nga moom rek ndax ñun kenn dàq ñu Samba Mbayaan tey kenn dàq ñu ba pare sa ngéwél dafa silvissé sànq rek ñu ngi koy wax ngéwélu tubaab nga ngéwél waaw ngéwélu tubaab ngéwélu tubaab Cheikh Tidiane balaay woo xam nga yooyu ngéwél yooyu xaw a tubaab la waaye yenn saa sigil sa ndey nga la sigil sa baay ngéwélam moo kii daal ngéwél gi dafa sew loolu laa ko doon bëgg a laaj waaw ngéwél gi daal moo mel ni findi feer parce que xam nga musuma gis loolu boo seetloo album bi Viviane bi yoon dafay woy ci dal waaw mais da ngay dégg li muy wax dafa dégg waaw da ngay dégg li muy wax par rapport ak album yi jot a jaar da nga doon dégg fi mu doon yuuxoo mais bi yoon dafa am fu muy waxee ak yow foofu da nga koy dégg da ngay faral di wax ni woy dafay am mbaar mbëpp ak njool leeg mbëfër waaw mais ba ci américains yi sax dañuy mbaar non bii moom ku déggul sax li muy wax barki borom Touba américains yi sax dañuy mbaar